asalaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi leen nuyu di leen ziar leen fàttali yéen a ngi seen canal Galsen Tube le canal des youtubeurs ci seen programme comment gagner de l'argent sur YouTube naka la ñuy gagner xaalis ci YouTube vidéo yi ki leen koy defal di Pape Mor Lo ñu leen koy defal en wolof. vidéo tey bi nag day ñëw ci li nga xamante ni mooy YouTube Analytics ci lañ fas yéene ñëw wax leen comme ni ñu leen waxee woon dinañ ci def ay série de vidéo mais balaa ñu ñëw ci loolu damay ñëw rek ci li nga xam ne mooy formation YouTube solution bi. YouTube solution bi nag wax leen ko comme démarré na comme ni ngeen ko xamee am na yoo xam ni commencé nañ ci participer moo tax ma teniroon à remercier quelques personnes yi nga xamante ni dinañ yóbbaale ñeneen ñi si des yëpp ñu participer ci formation muy ñaan mooy ku tudd Mansour nekk Italie ak keneen ko tudd El Hadj Thiam dëkk Fass Mbao ak ko tudd Mohamed Diémé lu tax ma tudd ñetti tur yooyu parce que ñetti tur yooyu ñooy ñett ñi nga xamante ni ñoom dañoo participer avant formation bi di disponible lañ joxe seen participation jox ma seen adresse email toog nag di xaar formation bi disponible pour ma ajouter leen moo tax ñoom ñett ma tudd leen ñu yóbbaale nag ñeneen ñi si des ñi nga xam ne yëpp après participer nañ ginnaaw gi te ba léegi képp ko xam ni bëgg nga participer mën nga participer parce que formation la boo xam ni disponible na mi ngi en ligne dina ñëw temps en temps di si yokk ay vidéo ci yeneen technique wala yeneen astuce yoo xam ni dafay mën a baaxal sa canal YouTube ñan ñoo ci mën a participer ñëpp mën nañ ci participer képp koo xam ne yaa ngi am problème réutilisation de contenu mën nga ci participer képp koo xam ni amoo réutilisation de contenu mais yaa ngi dugal vidéo yoo xam ne peut-être du sa ay propre vidéo te bëgg nga ko def noo xamante ni daal YouTube du la ko détecter te la indil ay problème mën nga ci participer en résumé formation la boo xam ni ñëpp la mën a intéressé parce que li ci ëmp importance idée bi gënoon tax ma lancé ko mooy pour ñu am problème réutilisation de contenu ñoo gënoon fa la idée bi jóge mais dama ci profité waale mu nekk espace boo xam ne dama ciy mën a waxee yenn yoo xamante ni dañ ko mën a def ci YouTube te doonu ma ko mën a wax publiquement waa ci canal boobu laay profité yenn yi nga xamante ni maanaam ay technique la wala ay astuce wala ay daal ni ñu koy waxee ci internet mu ay hack maanaam ay contournement yoo xam ne day gaawal yoo xam ni doo ko mën a wax publiquement voilà parce que sinon day am lu muy yàq nga mën koo def ci formation boobu nga xam ne yooyu mooy YouTube solution ñi nga xam nag participer nañu mën cee am avantage mën cee jëriñu lu tax parce que ñooñu ku jël sa 12 000 francs participer ci benn affaire investir ko si loolu lu muy tekki affaire bi jël nga ko au sérieux am nga volonté voilà parce que loolu lay tekki parce que ñi participer dafay nekk moom c'est sûr ay nit ñu am volonté lañ bëgg a gañ xaalis ci YouTube te jël nañ YouTube au sérieux waaw parce que koo xam ne YouTube bi jëloo ko au sérieux tamit da nga ci nekk rek pour passe-temps xam nga doo jël sa 12 000 francs di ko participer ci formation doo ko def képp ku ko def preuve buy wane la maanaam YouTube bi yow jël nga ko au sérieux te xam nga ni war nga ci mën a liggéey gañ si dara moo tax incha allah rabbi dinañ continuer dafa dugal ay vidéo yoo xamante ni comme li ñu leen ko waxee ay mbir lañ fay ñëw di partager ak ñi nekk ci biir formation bi ci ay affaires yoo xamante ni duñ ko mën a wax publiquement ci Galsen Tube bi léegi nag bu ñëwee ci vidéo tay bi ci comme ni ñu leen ko waxee ci analytics la voilà fii la analytics boo ñëwee analytics nga cliquer analytics ubbeeku analytics nag moom mooy fi nga xamante ni information yi nga soxla ci sa canal YouTube yëpp fi la ko YouTube di defal léegi bu njëkk ba ci AdSense la daan feeñ mais YouTube di defar analytics ndànk-ndànk ba di ko améliorer ba léegi information yëpp fii la ko indil léegi presque boo xoolee AdSense boo fa demee benn détail ci sa wàllu canal YouTube léegi doo fa gis léegi pour paiement kese lay jëriñ boo ñëwee analytics nag par défaut gis nga 28 derniers jours la lay sélectionner lii da leen ci bàyyi xel baax a baax mooy 28 derniers jours lu tax parce que ñu bëri lii da leen di juumloo parce que dañ ciy dugg si analytics bi lii duñ ko lire waa analytics bi 28 derniers jours la lay indil duñ ci bàyyi xel c'est que bu ñu duggee dañuy defe ne liñ fi gis mooy li nekk seen canal non non liñ fi gis nii mooy 28 jours yu mujj yi te 28 jours yu mujj yooyu bu dee ci wàllum revenu bi tey ak démb bokk ci waaye li ci des yëpp moom mën na concerner 28 derniers jours rond yi mais bu dee revenu yi boo xoolee moom 28 derniers jours yi tey ak démb du si bokk toujours parce que revenu AdSense toujours day am décalage ñaari fan loolu nga koy xamee noonu waaw vie yi nga am tey ak yi nga am démb publicité yi ci daw liñ ci gagné du affiché ci sa revenu AdSense ci biir YouTube voilà léegi boo ñëwee bëgg xam nag léegi par exemple tey sa canal YouTube nga bëgg sélectionner benn période bu précise pour xam exactement li nga am foofu loolu ko waxoon naa ko fii ngay ñëw 28 derniers jours yi ñu bind ci kaw nii à droite ngay ñëw lu tax calendrier la soo ñëwee soo ko cliquer calendrier bi day ubbeeku su ubbeeku lu ma di defal soo bëggee ñu officiel la 7 jours yi mujj yi cliquer fii soo bëggee 28 derniers jours yi cliquer fii mooy par défaut fii
soo bëggee ñetti weer yi cliquer fii soo bëggee at mi cliquer fii muy 365 jours su dee nag bi nga ubbee canal bi ba léegi nga bëgg ñu afficher la lépp cliquer depuis toujours su dee nag ci 2020 bi rek nga bëgg kase cliquer fii bu dee 2019 cliquer fii bu dee mois de novembre bi ñu nekk cliquer fii bu dee octobre bi passé fii la bu dee septembre bi passé nii la bu dee nag li nga fi nga bëgg sélectionner nekkul fii yëpp cliquer fii ñu def période personnalisée soo ko cliquer gis nga calendrier la lay indil nga sélectionner weer bi nga soxla voilà di nga fi nga soxla li passé dina ñëw nii nga mën ko cliquer mais weer yi ñëwagul gis nga du cliquable voilà nga sélectionner période bi nga soxla pour mu indil la ko voilà léegi nag bu fekkee ñun dañoo bëgg a sélectionner depuis toujours léegi dañuy ñëw fii def depuis bi ñu ubbee canal ba léegi fii ngay ñëw depuis toujours soo ñëwee depuis toujours lu mu lay defal mu defal la sa vues yi nga am depuis bi nga ubbee canal ba léegi moom la lay bindal fii ci kaw mu ngi la ko bindal fii vues totales yi moom la lay bindal fii li nga am bi nga ubbee canal ba léegi ci ay vues nombre heures yi nga am bi nga ubbee canal ba léegi ci visionnage moom la lay bindal fii nombre abonnés yi nga am bi nga ubbee canal ba léegi moom la lay bindal fii waane partie monétisation du la bindal xaalis bi nga gagné bi nga ubbee canal ba léegi déedéet da lay bindal xaalis bi nga am bi nga commencé monétiser ak léegi voilà parce que 160 exemple moo jëlee exemple canal Galsen Tube bi 169 000 vues yi nekkul moom moo généré 54 euros yi déedéet 169 000 vues yi su fekkoon yëpp dafa monétiser dina nekk minimum 100 euros waaw minimum dina nekk 100 euros parce que canal bi gis naa ni minimum 1000 vues yu ne dina ci am 50 centimes voilà 2000 vues yu ne dina ci mën a gagner 1 euro loolu laa gis te vidéo yi boo xoolee parce que ci ëpp Sénégal lañ koy seetaane Sénégal xam nga taux paiement bi taxul mu élevé terewul Galsen Tube bi boo xoolee canal bi bu ma ko yóbboo ci 28 derniers jours yi nga xam ne 28 derniers jours moom mu fekk na yëpp monétisé na da ngay gis ni presque 17 000 vues lay am te mi ngi gagné 10 euros kon loolu muy tekki boo xoolee à peu près canal bi day gagné 1000 vues yu nekk dina ci gagné 50 centimes 2000 vues yu nekk dina ci gagné 1 euro waaw noonu lay doxee ce qui fait que bu ma bëggoon montant bi multiplier wu ba dem ay 500 euros exactement damay xam ni damay investir ci publicité Facebook su ma investir ci publicité Facebook damay wóor ni su ma amee temps de vues dina am temps ci xaalis voilà mais comme canal Galsen Tube bi objectif am du woon pour monétisation mais comme ubbi nañ ko monétisation dab ko ñu monétiser ko parce que xam nañ ni vidéo yi majorité bi am na ñoo xam dañuy seetaan ci YouTube bi mais ñi ci ëpp dañuy télécharger vidéo yi te téléchargement yooyu du ànd ak monétisation loolu am nañ ci conscience léegi bu fekkee da nga ñëw ci suuf période bi nga nekk la lay indil vidéo yi nga xam ni ñooy ëpp ay vues moom la lay indil fii ci suuf waaw mën nga ko ñëw nga xool ko bi ci ëpp ay vues ci période bi nga toll muy 28 derniers jours yi moom la lay indil du la indil comme fii depuis toujours fii la koy indil mais fii ba léegi même vidéo yi lay conservé nga def depuis toujours rek nga def 28 derniers jours même vidéo yi ëpp vues jamono bi nga toll nii la lay indil léegi fii lu mu la defal temps réel lu muy tekki fii lu changé ci sa canal ci wàllum abonné wala ci wàllum vie par 10 secondes yu nekk da koy def mise à jour soo amee abonné bu yokk mu bindal la ko soo amee vie bu yokk mu bindal la ko par exemple boo duggoon sa canal nga bàyyi fii nga taxaw di xool fii da ngay gis compteur da ngay gis muy yokk soo toogee 10 secondes yu nekk da ngay gis muy yokk su dee yaa ngi am ay vie da ngay gis muy yokk fii su dee abonné ñi nga abonné itam da ngay gis muy yokk noonu la chaque 10 secondes day def mise à jour su abonné bu yokkoo mu bindal la ko su vie yokkoo mu bindal la ko voilà noonu loolu mooy li nga xamante ne mooy temps réel léegi vie yi mu lay afficher fii du concerné wul depuis bi nga ubbee canal ba léegi déedéet ñaari fan yu mujj yi la concerné moom la defal fii mu wax la ñaari fan yu mujj itam sa vidéo yi nga xam ni ñoom ñoo ëpp ñu ko seetaan 3 vidéo yi ëpp ñu ko seetaan ñoom ñoo nekk nii ci kaw ci ñaari fan yi muy 48 heures yi muy démb tey ak démb voilà léegi soo bëggee gis yeneen vidéo yi ci topp nag parce que ñett yi la leen dil fii ngay cliquer nga dem woon la yeneen yi voilà boo xoolee fii mu defal la vidéo bi nga xam ne moom moo ëpp luñ ko xool ci 48 heures yi moom la indil fii tamit voilà ba léegi boo bëggee xam yeneen yi nga dem parce que boo seetee moo nekk bii ci kaw rek moom la indil fii benn ber ko fii voilà léegi boo xoolee lii courbe graphique bi la moom la defal ba courbe graphique bi mu la defal information la yoo xam ni mooy yim la jox détail ci vidéo yi ak ci canal bi moom la def fii courbe graphique foo ci teg dina la indil information mu defal mercredi 12 février
yaa ngi gis yaa ngi 255 vues nga ñëw boo tegee feneen mu ne dimanche 10 mu bindal la noonu la koy defee. nga point yi nga gis fii tamit ay information la ci ay vidéo yi nga dugal ci ay weer yu bokkul voilà boo ci teg rek dina la wax weer bi mu tombeel wax la ñaata vidéo nga ci dugal noonu lay demee. boo bëggee xam plus information ci loolu mën nga cliquer fii boo cliquer gis nga mu yóbbu la jox la information plus détaillée gis nga lii courbe bi mu la defal fii graphique bi mu la defal fii wan la information détaillée boo tegee ci nga mu jox la information ci foo teg rek mu indil la information yi gis nga le 18 mai mu indil la information yi vidéo yi nga ciy dugal benn mu ne vie bi mu am yooyu boo wàccaatee ci suuf moom la lay defal fii ci suuf moom la lay defal. léegi ñu jël exemple ci benn vidéo fii pour expliquer la pour nga comprendre. boo xoolee vidéo bi moo ngi tudd comment gagner de l'argent sur YouTube mooy vidéo bi ma njëkk a dugal ma tegee ni gis nga mi ngi génn miniature bi feeñ na nii. vidéo boo xool lan la ci YouTube wax nee na vidéo bi biñ ko dugalee ak léegi am na 10 470 vues mu indil ñu fii durée de visionnage maanaam durée de visionnage heure la nag 692 heures temps bi ko nit ñi seetaan boo ko additionné yépp biñ ko dugalee léegi 692 heures la. boo xoolee fii abonné yi nga xamante ni abonné nañ ci canal bi te ci vidéo bi lañ jaare maanaam vidéo bi lañ seetaan cliquer bouton abonné bi ci suuf vidéo bi 1036 personnes lañ. boo xoolee revenu bi mu defal revenu estimé yi nga xamante ni vidéo bi généré na ko 2 euros la. boo ñëwee fii impression yi nga xam ni vidéo bi am na ko YouTube def na ko nombre de fois yi nga xam ni YouTube wane na ko ci biir YouTube mi ngi nekk 103 395. 103 395 fois yooyu nga xam ne YouTube wane na vidéo bi 6,9% cliqué nañ pour xool vidéo bi voilà loolu mooy information yi nga xam ne moom la lay jox ci vidéo bu nekk. ce qui fait que vidéo bi yàgg na wax naa yeneen vidéo yoo xamante ni li ma expliqué fii gën naa ko détaillé ci yeneen vidéo parce que vidéo moom laa njëkk a def doon expliqué lan mooy monétisation YouTube mooy sama première vidéo bi ma def pour expliquer lan mooy monétisation ak wax ni dañ ci nar a fas yéene def canal def ci ay vidéo pour wax liñ ci xam ñu wax ko partage ko ak nit ñi. ginnaaw gi defaan naa yeneen vidéo yoo xam muy vidéo bi ma tuddee c'est quoi la monétisation boobu gën naa ci joxe détail ci monétisation nu muy fonctionner de manière générale mais taxul ma supprimer vidéo bi lu tax parce que vidéo bi ba léegi ci canal bi moo ëpp ñuy abonné ci canal bi jaare ci moo tax dama ko fiy bàyyi ci canal bi parce que ñu bëri ñuy abonné parce que dafa référencé bu baax ci YouTube booy rechercher comment gagner de l'argent sur YouTube toujours ci vidéo yi génn lay bokk ce qui fait que boo ci gisee en wolof bi te nekk sénégalais mooy ëpp chance nga cliquer que nga cliquer yeneen yi moo tax may continuer bàyyi ko fii ci canal bi voilà comme information mu résumé la ko nga comprendre léegi ñu tëj voilà. léegi boo xoolee fan lañ nekkoon li yëpp ñu leen expliquer gis nga boo xoolee ñu ngi nekk ba léegi aperçu léegi boo wàccee gis nga 10 vidéos yi nga xam ni ñu actuellement nii ñoo gën a populaire ci canal bi la lay defal fii moom ñoom nag concerné wuñ période yi ngay sélectionné période ba munti sélectionné ñoom ñi affiché ci suuf ñu affiché ci suuf. léegi ñu ngi nekk aperçu bi lii lañ la ci mën a wax ci aperçu li nga xamante mooy sa canal YouTube. léegi nag bu ñu ñëwaatee ci beneen vidéo dinañ ñëw ñu dugg couverture bul fàtte nag wax naa la dinañ ñëw ci benn affaire boo xam ni lu am importance la ci ñu bëri dañ ciy bëgg a xam muy CPR CTR ak CPM waaw yooyu dinañ ci ñëw tam def ci vidéo ci analytics pour ñëpp xam loolu mooy lan ak nan lay fonctionner ak relation wu yooyu ak sa monétisation. léegi nag dinañ ñëw ci après couverture engagement audience revenu benn bu ci nekk ñu jox leen ay détails voilà loolu kon nga xamee ko noonu loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk. kon vidéo bi fii lañ koy yemale di la jox rendez-vous ba beneen vidéo analytics bi ci topp nga xam ni dinañ ñëw ci couverture incha allahu rabbi jërë ngeen jëf. G bii soo ko cliquer di nga abonné ci canal bi boo ko cliquer abonné ci canal ba pare vidéo bii soo ko cliquer di nga gis ay tips ak ay secret yoo xam ni di lañ la jëriñ ci sa monétisation YouTube kon jërëjëf.